minutes rek après mu dugg caméra bi dafay jàkkaarloog moom nii quoi bëggul caméra bi kon mën na wax noonu sans caméra waaw bu ko neexee ça dépend mais amul bon problème de moom loolu laa ko gis moom ci suuf waaw ñu sànq ñu ko doon gis bi muy bind ci feuille ñu ko doon gis waaw dafa taxaw dafa ñëwul woon carrément quoi dafa jàkkaarloo avion olof di ko wax Fafalnaaw te lu ëpp ci ñun tukkikat yi ñu koy jëfandikoo mbokki immigré yi CSD di kuréel gi nga xam ne avion olof di ko wax Fafalnaaw te lu ëpp ci ñun ñu koy jëfandikoo mbokki immigré yi
je n'ai rien compris. C'est la J'ai pas de son. Rama? non, vas-y. Allô, yaa ngi dégg dama mais problème caméra lay am moom caméra derrière bi rek moo nangoo tàkk Caméra arrière moo nangu tàkk. caméra arrière bi rek moo nangoo jël waaw Rek. Ja, de. Så den personen, säg till den personen att man också ska ta bort den. waaw Rama sa téléphone bi nga waroon kii sa liaison téléphone stängt av sig själv. Om då är det hos dem. Rama, est-ce que du vidéo publicité bi moom mooy daw ba tey gis naa ko mu ngi daw ah. Asamba am sa war ngeen defaraat seen kii bi micro bi.
am kenn ku mën a expliquer lu tax ñu am problème de son. salaamaaleykum asalaamaaleykum. waaw waaleykum salaam. Moussa Seck ñu ngi leen di nuyu. waaw ñu ngi leen di fay. sama invité yi di nuyu vraiment ñu nekk ci plateau bi yépp di nuyu ta Amsatou Sow Sidibé ñu ngi koy nuyu bu baax a baax xam naa dafa xaw am tout problème ak caméram di nuyu itam sama sister Marie-Jeanne nekk foofu ci Suisse. Moussa Seck ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp ci seen invitation bu ni ngeen nangul tey muy lu am solo mu nekk ñu war a waxtaan tey ci CSD war a waxtaan tey nag ci Sénégal war a waxtaan ci lu bari tey ci li xew ci defe naa ni àdduna bi ak Sénégal surtout ma Sénégal gis ngeen dafa xew jamono ji li ñuy njëkk a def nag mooy ñu présenter li tax a toog fii muy CSD muy collectif de la des Sénégal de la diaspora nga xam dañ ko teg pour diaspora bi yëpp ñu ànd booloo nekk benn ba tax ba suñuy doom ëllëg bu ñëwee fekk ñu ba am leen fa bàyyi lu am solo tey nag ñu invité ñu am solo ñu commencé ko ci comme ni ma koy waxee rek Moussa Seck nekk foofu ca Moussa Seck nekk foofu ca tur bi nag laa dul jàpp tur bi Ndiobo Seck suñu frère Ndiobo Seck nekk foofu ca Norvège non pas en Suède nekk ci Suède waaw nekk Suède macha allah ñëpp ràññee ko yaakaar naa ci CSD tey ñu invité ko bu ñu jógee ci moom nag ñu ñëw ci itam tata Amsatou Sow Sidibé ñoom tamit ñu invité ko fii tey mu nekk koo xamante ni kenn dootu ko wax ci Sénégal ci defe naa engagement ak dignité am nekk ci société civile bi nekk itam université yaakaar naa jàngal ñu bari ku ne xam ko tey ba boole itam sama beneen sister bu ñuy wax Marie-Jeanne moom it bokk ci CSD nekk président foofu ci commission CSD bi ci Suisse di ko nuyu moom itamit bu baax a baax monsieur Ndiobo li may njëkk nag ci yow laay njëkk a ñëw. waaw ci yow laay may ma tuuti ma wuy Ablaye rek Ablaye. monsieur Seck ci li may njëkk a ñëw ci yow laay njëkk a ñëw di waxtaan ak yow ci mbirum CSD li tax a jug CSD ma lay njëkk a laaj li tax ñu teg CSD ba yéen ñëpp ngeen ñëw jàpp ci ma la doon laaj rek nan ngay nuyoo ba wax tuuti ci CSD bala ñuy commencé waxtaan bi des ci sama tata Amsatou Sow ak sama sister Marie-Jeanne. waaw si sama gis-gis mooy di maanaam maa ngi tudd Ndiobo Seck maa ngi fii à Stockholm en Suède. Alors je trouve que ni Sénégalais fu mu mën a nekk ci àdduna que ñu joxante loxo ñu xamante c'est un grand pas à faire donc moo tax mu gën a am cawarte pour participer ci waxtaan bi nga xam ne moom la ñuy bëgg a teg tey daal comme ça ñu xool fan la ñuy yóbbu te xam ne rek ni ndam di rek Sénégal la jëm incha allah. jërëjëf monsieur Seck nuyu bi am na solo waaw ma ñëw nag ci sama sister Marie-Jeanne nekk foofu ca Suisse moom it macha allah Marie-Jeanne mën nga présenté wu wax nu kan mooy Marie-Jeanne ak noo doon ci CSD bi. ñu tëj micro bi. waaw asalaamaaleykum mbokk yi maa ngi dugg si au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit di leen nuyu di leen ziar di leen tatagal yéen ñëpp ñi bokk plateau bi. man nag ñu ngi may wax Marie-Jeanne Gueye dëkk Sénégal donc nekk ci doon présidente provisoire bu CSD bu Suisse Rama. waaw
may dégg na nuyoo bi macha allah léegi nag man ñu nuyu nag sunu tata sunu yaay sunu lépp muy am tata Amsatou Sow Sidibé yaakaar naa kenn dootu ko ràññee ci Sénégal ci taxawaayam ñu ngi ko jox rek nuyoo bi mu nuyu nu tata Amsatou ñu ngi lay nuyu xam naa gisuñu la nag bu ñu sañoon gis la waaye ñu ngi lay nuyu ñëpp di la jox nuyoo bi di la jàllale ko rek di la wax ne ni bismillah ci biir kër gi tata Amsatou. asalaamaaleykum. xaw ma ndax yéen a ngi dégg li may wax ndax man dama am est-ce que yéen a ngi dégg li may wax. waaw ñu ngi lay dégg tuuti rek. waa tata ñu ngi lay dégg. maa ngi nuyu Rama Thiam di nuyu Marie Jeanne Seck di nuyu suñu càmmiñ Njaga Seck di nuyu képp ku nekk di ñu déglu di ñu seetaan te ngeen baal ma parce que dama am ay ennui technique ak sama appareil sànq ba tey maa ngi ciy kurti mais je n'y arrive pas dinaa rek participer mais bu fekkee ni c'est pas une participation de qualité technique ngeen baal ma. boo gënoon a wàcc ñu lay gis tata boo gënoon a wàcc tuuti ñu gën la gis pourtant soo gënoon a wàcc tuuti rek ñu lay gis nii fi mu ne nii de waaw kay ñëwal waaw wàccal ñëwaatal ah léegi nag ñu lay gis tata bu baax gën a la wàcc non gën a la wàcc bu baax tata gën a la wàccaatal tuuti ok waaw kay wàccaatal tuuti rek ok non ëpp na mais man je ne vois pas ma tata ñu lay gis waaw ah c'est bon yéegal tuuti rek ñu lay gis macha allah ñu lay gis ah c'est bon tip top baax na merci ñu lay gis bu baax léegi d'accord c'est parce que dafa jël di kontaan nag lool tata Amsatou la nekk xanaa ku ci mën dara mu wax ma écran bi non ñu lay gis bu baax waaw c'est bien baax kon boog nuyu naa leen yéen ñëpp siyaare leen sargal leen Amsatou ñu ngi lay fay bu baax a baax wax dëgg yàlla di kontaan loolu nag ci sa invité suñu invitation bi ñu la invité ci CSD nga ñu wuy sinu di la waxal tuuti rek ci CSD mu nekk collectif des Sénégalais de la diaspora ñun diaspora bi ñun ñoo xëy rek bëgg ànd na ñun ñëpp nekk benn lu jafe woon nag ci diaspora bi yàlla di ko doog a taxawal ci CSD tey dëkk yëpp diaspora CSD nekk fa waaye yow nga nekk koo xamante ni nga nekk société civile bokk ci lu bare ci Sénégal tey nag may dama lay woo invité la ñu waxtaan ak yow ci Sénégal surtout ci li jamono ji li xew Sénégal muy mbirum mbënn mi nga xam ni ak gaal yi xale yi di jël di ñëw def immigration clandestin te ñu nekk ci diaspora bi di ci dund ñu war ci waxtaan mais nag dana la ci waxtaan ak yéen waxtaan teeg yow waxtaan teeg suñu frère Juba Seck waxtaan teeg sama sœur Ita Marijane kenn ku ci nekk rek indi ci sa xalaat naka ngeen ko gisee ak naka ngeen koy dundee ci jamono ji ci Sénégal tata Amsatou alors mbëkk mi nga wax mbëkk mi c'est-à-dire xale yi jël gaal yi di nëbbatu pour dem bitim réew ni ñu ko gisee mooy naqar loolu bu ma koy résumé naqar laay wax moo tax maa ngi jaale famille yu xale yi nga xam ne dañu des ci yoon bi te yoon wi surtout géej la li ko indi nag li ko indi ay jafe-jafe la yoo xam ni man dama defee ni ñu téyee askan wi moo ko indi ndax ñàkk gi ak ndóol gi ak ñàkkum liggéeyu xale yi ak ñàkk jàngal xale yi ba ñu mën ba xalaat ni dinañu toog seen réew lijjanti ku fi lijjanti seeni famille loolu dafay lu garaaw ci suñu réew ma leen di féliciter parce que ñi ngeen ci toogee bëgg cee waxtaan dafa am solo defe naa ni li koy indi laajte ngeen ko ci seen questionnaire bi parce que am na bu ma recevoir ak xëy na lan moo koy saafara
en tout cas ñàkk gi metti na réew mi metti na xale yi sonn nañ te xale yi am jom lañ bëgg jàppale seeni waajur bëgg jàppale seeni bopp bëgg toppatoo seen bopp moo tax ci li ci ëpp ñuy dem bitim réew pour daani seen doole waxuma ni nag lu baax la ñu def de daañ ci dellu si waat waaye loolu day nekk cause am solo te xale yi ndóol gi metti na waaye dañu sax dul am ay perspective pour mën a am liggéey ndax liggéey bi ñu mënoon a def dañ koy foqati ci seen loxo xoola xale yi nga xam ne dañu daan seen doole ci géej gi ci napp gi ak li wër napp gi mënatuñu ko ndax gis nañu ne licence de pêche tax nañu ba kenn amatul jën ci réew mi kenn gisatul jën ay jën yu muucaa muuc te barewul xale yi nag côté boobu dañuy daal di lajj n'est-ce pas même bu ñu nekkee ci yeneeni activité bëgg par exemple créer ay entreprise ndax xale yi léegi ñu ngi ci informatique bi ñu ngi ci formation bi bëgg def seeni petite entreprise waaye amuñu sax encadrement bi nga xam ni dina tax ñu am xaalis buñ leen joxee xaalis formation biñ leen war a defal pour ñu xam valeuru xaalis bi dugal ko ci seen projet sax foofu dafa am problème ndax xale yi duñ leen encadré am na ay structure yu ñu créé ci réew mi ne xale yi dañ leen di jox xaalis dañ leen di jox 400 000 waaye formé wu loo leen pour loolu ñu war a def ci 400 000 bi ñu mën ko ca def bu dee mbay mi formé wu loo leen pour ñu xam fan la ñuy jaar ba def mbay mu am njariñ muy beneen activité la même chose kon boog xale yi niñ leen waroon a taxawoo te état moo war a def loolu état dañu ne ko yaa war a toppatoo askan loolu la charte yi di wax ñu xaatim ko ñoom ñu d'accord ci kon boog dañu war a xam ni ñoo war a taxawu xale yi ba nga xam ni dinañu mën a liggéey de qualité bu leen indil njariñ adéquation entre formation ak emploi xale yi dañ leen di jàngal ñuy dem rek waaye bu ñu génnee pour ñu mën a liggéey sax day jafe waaye am na yeneen di cause tax xale yi di dem ndax xale yi li ñuy wax liberté d'aller et venir dafa am maanaam nit ñi ko suñu borom tàggatee dafay am possibilité di dem ak dellu si nit ku ñuy tëj mënul am ndax noonu la yàlla sàkkee nit mais liberté d'aller et venir ñu ne di dem di dellu si waat dafa sookee ci àddina bi yëpp léegi ndax li ñuy wax mondialisation mu waroon a fexe ba nit ñi di dem ak dellu si indiwul résultat bi ñu doon xaar ndax léegi ku nekk bopp sa bopp surtout nag bi ñu amee Covid 19 ba tey ku nekk sa bopp nga xalaat frontière yi tey lañ ko gën a tëj ak katnaa ce qui fait que visa pour nga am ko da nga yeewu suba teel bu guddi doo ko am kon ba visa dafa jafe te état yi dañu ne mondialisation demante diggante bu fekkee ne ñëpp tëj ku nekk tëj sa frontière xale yi dañuy obligé di jaar te loolu c'est malheureux waaye nag vraiment dédouané wu ma waaw am yii ñun ñii dëgg la bàyyi dama ni xaleel la danga koy bàyyi mu góorgóorlu ba loxoom jot diggu ginnaawam waaye bu fekkee na xale effectivement na ko au soir yaa ngi naan ko yow sa moroom yi réussir nañu yow ba tey indiwuloo dépense ci kër bi bu dee xale bu am jot dëgg la dafay dem wuti ko feneen te day indi problème yii kon ba daal globalement defe naa ni lii ñàkk toppatoo xale yi ñàkk bu metti gi ci réew mi ak yi ma ci dolli mooy tax ba immigration clandestine demee nii metti ba dee
dëgg la taa am na solo wax dëgg yàlla loolu nga ñu résumé am na solo wax nga ko muy wax kàddu yu am solo di kàddu yaay di kàddu kilifa di kàddu yi lépp ma ñëw nag ci sama frère di Diowo Seck moom li ma koy njëkk a posé question rek mooy vraiment journaliste sénégalais yi comme li ma ko mën a waxam mooy ni ñu koy publier ci journaliste yi ni ñuy wax communication bi ñu war a communiquer xale yi ban communication lañ war a communiquer xale yi ban war a mën a toog ci réew ma jéem a tekki ci réew ma ndax émission bi dama ko tuddee toog ci réew mi tekki ci réew mi kon tonton Diowo Seck ma lay laaj loolu question bi yow laa koy laaj ban communication lañ war a communiquer xale yi ban war a mën a toog bañ a jël mbënd mi war a génn naan ñu wuti feneen monsieur Seck. waaw mais foofu li mu si mën a tontu mooy bari na ay xalaat yu ñu si war a mën a def waaye si sama gis-gis moo di maanaam bu fekkee ni matuwaay yi war yëpp am na Sénégal bi am na ku Sénégal du dem naan mi ngi jéegaani ji leneen ci ñàkk mu am matuwaay yooyu mooy tax mu yaakaare ko feneen donc te surtout bu gisee ay moroomam xëy na ñu ngi daan dem ak ki ñëw ak teraanga mu ni kon boog yoon boobu bu ci jaaree xëy na moom it dina mën a am même possibilité même chance boobu mais nag àdduna moo ni tëddee ba nga xam ne fi mu nekk nii mbas mi aussi joué na ci beneen gën a rôle ba ni bitim réew nekkee nu de sorte que ñun ñi nga xam ne ñoo nekk bitim réew ñoo war a mën a toog saytuwaat xalaataat bokk boole xalaat comme ni ñu koy xalaatee nii jéem a seet fan la li tax ndaw ñi ba tey jóg jaral leen ba ñuy jaay seen bakken ci yoon wi loolu nag je crois que CSD ci boppam war na si mën a jouer grand rôle moo di maanaam plus que ñuy waxtaan pour xam leen ni aussi que ni jóg bi baax na parce que yaakaar il faut nga yaakaar am foo ko mën a yaakaare donc comme que nekkatul sa wet il faut nga jéem a xool di xëy dàqee ko waaye ci su ma yemeegum en attendant fi xool ñeneen ñi liñ si xalaat je crois que solution am na du caaginu ñun CSD ñun ñoo ko war a mën a trouver des solutions wax ci lañ ci mën a am mais la ñu am mais ba tey mën nañ ko déggee neneen waaw yow mi nekk foofu mën nga ni kat fii neexatul waaye lu tax nga nekk fa xam nga boobaa yow dootoo am dégg-dégg bi nga xam ne moom nga si doon séntu tant que yow demoo fekki leen bokk ak ñoom comment dirais-je coono bi nekk Sénégal waaye man gis naa ni solution mën naa gëm naa solution am na wante xaw ma na dañ ci war a dugg léegi wala dañuy bàyyi en attendant ma dellu si waat waaw monsieur Seck foofu li ma ciy ñëw rek mooy dama ciy ñëw ci CSD xam naa dama ko bëgg a ñëw ci ak sama système Marie-Jeanne mu ñëw ma ci CSD ndax CSD dafa jug taxaw ngir diaspora ngir immigration kon bu mbënd mi amee CSD dañ ci laaj naka ban taxawaay la ci war a taxaw taxawaayam ci mbënd mi ban taxawaay lañ ngeen gis moom lañ ci war a taxaw système Marie. waa asalaamaaleykum man la Marie-Jeanne ma dellu si waat donc di wax di kontaan bu baax ci question bi mbir mi jaaxal na àdduna immigration clandestine bi jaaxal na àdduna mu toll nii waaye CSD li mu ci mën a taxaw mooy xanaa tey jii lii ñu jël rek teg ko pour Sénégal de la diaspora bi ñu àndandoo ñun ñëpp liggéey si fexe ba indi ubbi génne ay société yoo xamante ne surtout man li may gën a accentué wu mooy ci pêche bi ak agriculture ñu delluwaat ci suuf si buñ ko tegalee xale yi amaana dinañu mën a toog mais xale yi duñ leen ne toog leen te duñ leen jox lu tax ñuy toog pour liggéey toog dafay ànd ak dara toog day ànd naxante toog day ànd dem accompagner xale yi faw ñu dem ñun CSD foog ñu jël benn kuréel teg ko Sénégal comme nam fa amee ànd ak xale yi wan leen ne leen lii tey fii Sénégal Afrique mooy comment dirais-je Sénégal Afrique tey mooy dund gi
Afrique mooy dund gi Afrique c'est tey mun naa bëgg wax ne Europe dee na Europe amatul dara ñun ñi nekk fii Europe xam nañ ne Europe dara nekkatu fii xëy na bu ñu fi desee liggéey moo ñu fi téye wala njaboot te ñaan nañu ñun ñëpp bu ñu paree rek daal di delluwaat suñu dëkk looloo tax na tey ji CSD jug bu ñu àndandoo lëkkaloo taxaw loo xamante ne bés bu ñu ñibbee dinañu jàppale xale yi te balaa ñoo ñibbi itamit ñaan nañu yàlla jàppale xale yi ba ñu toog fa di liggéey lépp a ngi Afrique lépp a ngi Afrique voilà loolu laay amoon lu ma ciy def dama bëggoon a dolli si c'est possible vas-y Tata gis nga immigré yi Tata yéegal ci caméra bi tuuti ci kaw waaw kay bu baax ñëwaatal nga Sénégal dañ la bëgg a gis bu baax Tata ok xam nga da nga jongo ma macha allah waaw kay li ma bëggoon a wax moo di gis nga immigré li mu mën a indil askanu Sénégal dafa bari ndax léegi dañu ne développement local endogène maanaam xam nga sax benn réew talatul moroomam ñii di dem bu ñu xamoon la fa xew fële xëy na du ñu ñëw temps yi nii parce que metti na bitim réew waa bitim réew du ñu nangu sax kuy ñëw xëy na di leen dolli coono donc ñun dañu ne léegi développement local endogène kon bu xale yi dañu war a toog ci réew liggéey c'est d'une importance capitale mais alors immigré yi li ñu mën a indil réew mi ci côté boobu moo di ne ñoom dañu jàng ci réew mi dem bitim réew gis leneen dolli ci xam-xamu réew mi kon boog li ñuy wax transfert de technologie ak transfert de compétence mën nañ ko dugal ci réew mi ñu dolli ci li ñu am parce que ñun li ñu am lu am solo la suñu culture dafa am ay valeur yoo xam ni day indi développement côté yëpp mais transfert de technologie bi bu ñu ko dugalee dolli ko ci ñun li ñu am dafay daal di baax te am na leneen lu ma seetlu aussi ci émigré yi moo di ne xam naa li ñuy compétitivité maanaam mbirum xeex ku nekk ca kanam dafa nekk ci seeni réew yi ngeen nekk réew yi ngeen nekk nit ñi dañuy def compétition ce qui fait que foofu liggéeyu qualité liggéey bu rafet ñuy def loolu war nañ ko mën a war immigré yi war nañ ko mën a indi aussi xale yi di ko utiliser liggéey bi ñuy liggéey nekk liggéey bu am solo boo xam buñ ko wanee bitim réew mais dafay nekk lu am importance Tata am na solo waaye Tata ventilateur bi dalay upp xanaa ventilateur bi ci sa wet xanaa dalay upp bu la dérangé wu la xanaa bu la dérangé wu lee rek xam naa Sénégal dafa tàng dama nekk ci jardin bi laa nekk looloo tax wàccal tuuti moo tax xam naa ne moom gisuñu la bu baax wàccal ndax ma gis sa kanam gi laa bëgg a gis bu baax Tata waaw kay maa ngi lay gis bu baax monsieur Seck ci yow laay ñëwaat rek monsieur Seck ndax dama la laaj loo xam ne tontuwoo ma ci ba ma doyal mooy ci ni di communiquer ni xale yi mbëkke gaal gi di dem monsieur Seck foofu laay ñëw ak yow li ñuy dem di wuti bitim réew ba tax ñuy mbëkk suñu doom yi di dee ci àll bi monsieur Seck communication bi ñu ci communiquer est-ce que doy na ni ñu koy communiquer monsieur Seck man foofu laa bëgg a ñëw ak yow ak ban gis-gis ci CSD war a taxaw monsieur Seck. man li ma ci gis mooy simplement mooy Sénégal mooy war a jël ay matuwaay pour implanter des centres de formation professionnelle dans tous les secteurs. ñun li ñu mën a jàppale dans ce sens-là CSD li ñu ci mën a jàppale mooy déjà CSD les membres du CSD le Sénégal dans la diaspora nous avons tous les métiers du monde nous avons toutes les langues du monde donc pour mën a jàppale su fekkante structure boobu doon taxaw le Sénégal maanaam Sénégal taxawal ay kuréel yoo xam ne bay taxawal ay centres de formation professionnelle dans tous les sens
nit ñi mën a ci am njàng am ci métier parce que bu boobaa li ci CSD doon mën a jàppale état bi mooy maanaam xam-xam bi nekk suñuy loxo bari na làkk yi bari na ba nga xam ne ñun doon nañ mën a apporter état soutien boo xam ne moom dina mën a taxawal kuréel yooyu ba ndaw ñi ci làkk bu mu leen neexee jànge ko ba mën a jël yooyu métier mun ko mëtal te li tax loolu mën a nekk mu nekk un petit freinage parce que freinage bi muy doon moo dem su fekkoon ni 100 personnes mën nañu benn loolu mooy tax ñu taxawal industrie dootu lokk loo xam man tailleur man si sama atelier bopp yow keneen tailleur si atelier boppam mais dañuy def un rassemblement de tous les tailleurs mu nekk une industrie ba nga xam ni man fa may toog di ñëwee benn dinaa fa mën a toog ak samay naataango ñu ñëwandoo junni alors automatiquement on verra la rentabilité en commun alors foofu laa gis ni CSD doon fu mën a am doole mais day fekk mu répondre aux besoins bi nga xam ne état bi moom la taxawal ni kat man état dinaa taxawal des centres de formation professionnelle dans tous les sens composants yi nga xam ne moo war a tax réew suqaliku ñu ne nag waaw CSD yéen seen xam-xam yi ngeen nekk à l'étranger won leen ñu ko xamal leen ñu ko ñëw leen jàpp ci liggéey bi ba nga xam ne ñun dañuy mën a def transfert de compétence bi nekk ci kenn ku ci nekk ci ñun jàppale ko état bi moom mu mën ko transmettre aux jeunes ba nga xam ne dañu mën a toog au pays te bu ñu xam-xam bi baree industrie ñëw effectivement man foofu laa gis ni foofu la ñu mën a jàppale état daal en attendant. dëgg la moo tax monsieur Seck foofu dama fiy ñëwaat sax ci yow du ma la bàyyeegu mbala bay dem sama tata mooy CSD dafa jug mais dafa itam day ànd ak état ndax mënuñu jug te ñoom ñooy suñuy kilifa mënuñu bañ a ànd ak ñoom moo tax dama ni liggéey bi ñuy liggéey nii di ko liggéey ci diaspora bi ak di ko liggéey itam fas yéene ko yéene itam Sénégal il faut ñu tàllal leen loxo ñu mën a jàppalante ñun ñëpp mën a jàppalante ci mbënd mi CSD idée yi mu jël pour jàppale itam mbënd mi ak xale yi di ñëw ñu mën a ànd lëkkaloo bu lëkkaloowee rek gëm naa ni solution war a mën a génn monsieur Seck loolu nga ma ci xaat ñun ak gouvernement bi waaw mais CSD ak suñu kilifay gouvernement bi noo ko gisee waaw mooy li may wax déjà parce que fi mu nekk nii parce que il faut que ñu xool ni aussi la diaspora nous sommes sortis du Sénégal kenn ku nekk ak boppam te ñu retrouver que nous sommes des millions de gens lii nga xam ne moom laa gëm ni CSD doon na ko mën a xamal état ni ko taxawal ay kuréel de formation professionnelle métiers yi nga xam ne moo nekk dans les mains de la diaspora ñu indi ko jàppale ko état mu transmettre ko aux jeunes en formation te ku am métier ci bari ci moroom ba ñuy taxawal ay industrie automatiquement di nga gis ni que solution yi dina mën a am pour un épanouissement du Sénégal autrement et te moo di maanaam question bu intéressant la qui peut se développer assez largement parce que compétence bi nekk ci suñuy loxo bu ñu servir à chacun de nous bu ñu ko rassemblé woon doon nañu mën a jàppale suñu réew dans de ces compétences dans tous les secteurs yi nga xam ne moo tax Sénégal war na mën a développer daar loolu am la waaw gëm naa loolu bon parce que fu Sénégal waree taxaw ni kat kan moo fiy làkk suédois kan moo fi làkk finlandais kan moo fi làkk sud-américain kan moo fi làkk leneen laajal diaspora te ñoom ñëpp ay Sénégalais lañu làkk foo ko mën a làkk ci àdduna Sénégalais nga fa di ko làkk métier foo ko gisee ci àdduna Sénégalais nga fa ci goxam di ko fa liggéey waaw fait appel à ses compétences la diaspora la ak CSD xamal leen ni kat bon on vous met à l'œuvre won leen ñu li ngeen xam ñu sotti ko ci ndaw ñi ñu suqali réew mi en ensemble foofu laa gis ci li nga xam ne CSD war na mën a jàppale état parce que ñun mën a jàppale individuellement non mën naa jàppale sama njaboot mën nga jàppale sa njaboot mais ñun en ensemble mën nañ jàppale état dañu mën a xam ni kat CSD y a tant de métiers y a tant de gens qui font tel métier
ñu soxla cette compétence ñu ni bon ñu lié à l'État état bi ni kat comme que ces compétences là sont entre les mains des Sénégalais d'autres compétences boo xam ne dañ ko jënd ji feneen wala ci ñeneen mais si Sénégal lay jóge mu jox ñu possibilité de retourner de participer au développement d'un pays en même temps loolu rek laa gis ni buñ ci taxawee ak cette coopération entre CSD la diaspora ak l'État les jeunes vont plus sortir. jërëjëf Seck kàddu gi am na solo li nga xalaat am waaye ma ñëw ci sama sister Marie nag yow ci CSD laay ñëw ak yow. waaw ci CSD laay ñëw ak yow sister ndax sister CSD ni ngi dañuy dégg CSD ku ci mel ni sama tata Amsatou day dégg CSD mais dafa ma laaj ne ma lan CSD la ma laaj sànq waaw sama doom lan mooy CSD ma ne ko CSD da mooy Collège des Sénégalais de la diaspora ñu taxawal ko nag sister Marie yow ma lay laaj mu nekk ci 32 pays nag macha allah dëkk bu ci nekk nag am seen réalité dëkk bu ci nekk am sa président am say pôle yow nga nekk présidente bu Suisse macha allah nekk Suisse di fa liggéey bu am solo kon yow loolu nga ñu expliquer ci CSD ba sama tata Amsatou mi nga xam ni macha allah gan la bi doog a ñëw mën a xam bu baax a baax lan moo gën a tax lan moo junj CSD sister. waaw dinaa ñëw dugg ci leeral boobu tuuti Rama di nuyu waat tata Amsatou bu baax a baax di nuyu Sidibé macha allah waaw madame la présidente madame la présidente madame le ministre ouais. Et puis monsieur Seck donc tata Amsatou di la wax ne tey di wax àddina yëpp nag ne leen CSD dafa taxaw ndaxte boo leen di xool diaspora bi ku si nekk daga dee demal sa bopp ku nekk yaa ngi taxaw ay GIE association ceci cela mais benn affaire bu ndaw benn déclic moo ñëw indi taxawal CSD lu ko taxawal mooy CRC jamonoy Covid mois de mars février ba ñëpp xam nañ ko waaw gouvernement bi taxaw ne ku gaañu ci Europe duñu leen dugal ndax Covid bi ni muy wàllee mais ñu am benn groupe buy ànd saytu ko ñu am ci nag ay scientifique yu xarañ saytu ko ba xam ne macha allah saytu ko ba xam ne lii wax dëgg yàlla suñu néew war na mun a dem suñu dëkk ci ñi ko sàkku loo foofu la commencé ba ñu am ci ndam ñu xeex ko ba am ci ndam ba ñu nee xeex nag waxuñu sànnante ay xeex voilà xeex ko scientifiquement léegi nag ba ñu paree ci loolu ña ko doon liggéey ne waa léegi de comme ça def nañu lii benn pas bi ñu réussir ko kon boog pourquoi pas ñun ñu lëkkaloo joxante loxo àndandoo nag diaspora bi yëpp nekk benn ñu daal di taxawal CSD ci la CSD juddoo macha allah ñu ànd nag di ci liggéey bu rafet di woo àddina yëpp pour ñu ñëw bokk ci biir CSD ñu àndandoo liggéey ndaxte ñëpp xam nañu ne que diaspora la muy dugal Sénégal kenn mënu ko naataamle ni ñu koy waxatee bëgg la rek olof te mun a wax rek olof Suisse yi rek donc ñuy ñëw ci loolu te di ñaaxaat diaspora bi muy côté religieux côté associatif côté politique on dit politique mais nous on fait la politique du développement on fait pas politique parce que képp kuy toog di wax pour jëmale sa mbir dara quand tu fais la politique donc on dit qu'on ne fait pas la politique mais on fait la politique pour le développement voilà pas politique politicienne merci sister kat bi sister tontu bi leer na am na solo kontaan naa ci loolu mais sama tata Amsatou nag laay ñëwaat nag sama tata boobu nag sama ex ministre bi laay ñëw waxtaan ak musoram bu jekk bi waaw sama tata Amsatou soo déggee sama sister Marie wax loolu CSD politiqueul CSD wax dëgg yàlla dafa jug ngir sénégalais yi dafa jug ngir sénégalais yi ànd nekk benn
CSD jug comme ni ko Simon système yi waxee rek ñu commencé ko woon ci suñu CS suñu néew suñu réew ba tey CSD taxaw nekk ci nag 32 pays macha allah li tonton Seck wax léegi rek ni pays bu nekk rek am na CSD kon làkk bu ne rek am na ci Sénégal ndax dëkk bu nekk rek am na ak làkkam kon macha allah taa am satu foofu laay ñëw ak yow di la wax ne CSD li ko tax a jug mooy diaspora bi yëpp moo ko tax a jug yow nga xamante ni yaa ngi nekk Sénégal macha allah yàgg a sonn ci Sénégalais yi. liggéey ci gouvernement génn ci gouvernement tey nga nekk société civile macha allah jàngal université xam lu bari taa am satu man yow dama lay laaj actuellement nii Sénégal jamono ji ñu jógee ci mbas mu metti mbas ma nekk fa lool nag macha allah taa am satu ma lay joxaat kàddu bi di la wax loo may wax ci jamono ji Sénégal jamono ji mbëndum Sénégal ma fa ne mbas mi macha allah xale yi bënn gaal gi loolu lépp ñu ko bëre dajale ko tënk ko noonu ban njàngal nga ci gis taa am satu saw si di dina tontu ci li nga wax li nga laajte mais dama bëgg door ci dara CSD rôle am dafa am solo parce que ci Covid bi problème bu tiis moo amoon ñu naan suñuy mbokk parce que ku ci nekk am nga mbokk bu nekk étranger bu la dara dalee dañ lay wàcc dëkk ba nga nekk mu metti woon lool kon bokk réussir ngeen lu am solo loo xam ni ñëpp dañu noyyi ca kaw waaye dama bëgg wax ni Marie-Jeanne maa ngi lay def encore un coucou Marie-Jeanne bokk nañu ay groupe ni de terre par exemple CSD day def politique effectivement mais pas la politique politicienne politique bi ñu bëgg ngeen di def muy politique de développement muy politique gu àq ak yelleef doomu aadama te boo waxee politique gu développement àq ak yelleef doomu aadama wax nga jàmm ca réew seen solo mënuma ko mesurer waaw di leen wax rek ngeen continuer ci côté boobu alors mbënd mooy inondation yi mbas mi mooy Covid bi ak yeneen ak lañu indi ak atmosphère bi am ci réew mi nañ ko wax tey Sénégal kenn kontaanul ñi kontaan dañ leen di wàññ sur des millions dañ leen di wàññ gis nga même boo amee doo kontaan ndax ñi la wër dañu sonn doo néega sax wane lu baax loo am man dama yaakaar ni ku am oto bu rafet danga ko war a tëj ca garage ba bu gën a mooy rafet parce que xamuñu sax wane oto bu rafet tey fan lañu mën a yóbbu ndax coono gi dafa dégg doyo moo tax man duma waa société civile je suis leader d'un parti politique qui s'appelle Karl Leneen différence bi rek moo di ñun troisième voie politique lañu wax waxuñu pouvoir waxuñu opposition troisième voie politique pour un Sénégal des valeurs ndax il faut ñu suqali jikko yi moo tax Sénégal metti nga naan mbënd nga naan bon mbas ñu ngi par rapport aux autres pays ñu ngi sant yàlla mais boo ne mbënd ne coono ne xale yi ci mbedd mi ne njàng mi ne santé bi loolu dafa am lu ko indi c'est que jikko yi dañu yàqu nañ leen ko wax bu ñu ko réglé wul duñu réglé dara ndax boo demee ci enseignement bi xale yi commencé nañu di dóorante ba ñu leen di sànni bal suivre ngeen information étudiants yi n'est-ce pas nga dem ci école yi syndicats yi ñu ngi commencé yëngatu mais boo seetee cause yi luñ lay wax toujours dafa luñu lañu ñu digoon dañoo dig te defuñu dañoo dig mois bu nekk jox ñu bourse ñuy xaar pendant 10 mois gisuñu dara kon dañuy génn ci mbedd mi lakk ay pneu dóorante xeex ak force de défense et de sécurité donc ñun bu ñu defarul jikko yi duñu dem fenn man nag loolu mooy sama préoccupation man duma def politique politicienne
mais bëgg naa réew mi ñu sang ko ñu sanguñu ñu sang politiciens yi surtout waaw parce que politiciens yi man yal na ma yàlla baal dañ yenn saa yi dama leen di dañ may jaaxal ba ma mere leen parce que politicien mooy ki nga war a ki war a gérer la cité ki nga xam day ñëw ci gox defar ko ba mu baax mais bu fekkee ni politiciens yi ñoom leneen seen intérêt bopp rek moo leen fi teg moo tax ñu nekk fi di def naka sa dul noonu mais yooyu foofu bu ñu laalul foofu mbënd mi du fi jóge problème yi du fi jóge kon boog dama bëgg waa diaspora ngeen dugal ci seen loxo foofu ngeen nekk yéen mënu leen def loolu parce que duñu leen ko may kon boog may leen fexe leen ba fii ngeen dugal seen loxo ñu ragg sang ragg Sénégal sang ragg ñu ñëpp loolu lañu leen di laaj et puis sànq pour terminer yaa ngi laajte la communication communication bi sensibilisation la waaye information la ñun bëgg nañu xam foofu naka la demee xanaa dafa neex ba nga xam ni ku jóg rek bëgg jël gaalu looco bay des ci biir géej ga lan la dafa neex wala neexul ñun nag dañu bëgg ku mel na Njaga Seck ma fille Marie-Jeanne ak yow Rama ak ñeneen ñi ñu wax ñu lan moo fa nekk ba nga xam ni ku gént rek suba teel nga dem jëli gaalu looco ne dangay dem mi ngi noonu tata mi ngi noonu loolu nga wax moom wax dëgg yàlla xam naa ni dina la ki tontu man ak Marie-Jeanne bu ci kat après yow ñu ne yow il faut ñu gisante après ñu am nañu waxtaanee mais foofu dama ci ñëw ci sama frère boobu di Ndiouga Seck ci lii suñu tata bi wax muy lu am solo lu wér ndax li mu wax defe naa ni mënu cee tegg dara ndax ñun diaspora bi fa la ñu dugal suñu loxo ci fépp comme ni ma ko waxee rek mais monsieur Seck loolu sama tata bi wax lan nga ci xam ndax li ma lay laaj mooy fii ci diaspora bi cadre yi fi nekk macha allah jànkat yi fi nekk macha allah borom xam-xam yi fi nekk ba tey ñu xëy tey boole suñu bopp ñun ñëpp ñu nekk benn fas yéene xeexal suñu bopp bëgg cee boole itam Sénégal lii sama tata am satu wax monsieur Seck lan nga ci xam noo ko gisee muy loo xamante ni di ke mënu ci tegg dara parce que tam li mu wax lépp moom defe naa ni tënk na waxtaan bi macha allah man loolu yow laay laaj actuellement ni fii ci diaspora bi ak li mënu laaj lu fi ne ba tax ñëpp bëgg a bënn gaal gi ñëw loolu la kiy tontu ci loolu monsieur Seck. non mais au fond xëy na li Sénégal amul dara moo tax simplement mais du caagi nu li am ailleurs moo tax ñu jóg mais li am la fa dara amul moo tax nit ñuy jóg dans l'espoir que xëy na wuti ji ko feneen loolu nag li koy mën a arrêté mooy maanaam comme ni ma ko waxee woon sànq rek du caagi nu buñ ko jàppee ni fi ñu nekk xëy na li fi am a tax mais li ñu war a gën a concentré mooy fexe ba nit ki dootul xool li am feneen mais li war a mën a am ci wetam moo ko war a gën a alors moo tax ma doon wax sànq que ni bu fekkoon ni CSD doon mën a jox information métier yi nga xam ne moom la Sénégalais yor dans ci àdduna Sénégal dina weddi ni lii warul mën a nekk xamul tax parce que boo dajale connaissance yooyu yëpp Sénégal war na mën a sotti ëllëg waaw amul sikki sàkk amul métier bu gaa yu yorul donc si le Sénégal fi mu nekk ni moo war a concentré wu sama doom mi nekk à l'étranger lan lañ ñu mën a indi lan la dootuñu xool rek ni les 1000 milliards yooyu ñu duggoo Sénégal non du ca 1000 milliards lañu duggoo Sénégal parce que am 1000 milliards yooyu bi ñu koy duggoo Sénégal on perd 15 à 20%. Donc, même ci biir loolu xalaatuñu sax nañu mën a fexe taxaw ay réseaux yoo xam ne man dinaa yónnee xaalis mais du ma ci fay 1 franc de taxe boo xam ne Sénégal du si jot loolu Sénégal war na ko mën a saytu taxaw ay kuréel yoo xam ne bancaire fu Sénégal mën a à l'étranger di yónnee xaalis jëm ci réew mi dootul fay ces taxes là bi nga xam ne reste à l'étranger parce que 1000 milliards les 25% de 1000 milliards c'est de l'argent
bu xat na fu nekk te ñun dañ koy fay en taxe pour alal ji ñu yóbbu ku nekk ci nekk yóbbu ko ci këram mooy compétence yi nekk ci suñuy loxo ma gëm ni Sénégal ci bopp ak gouvernement war na mën a toog ni compétence yooyu lan la mën a lan lañu mën a jël ci Sénégalais yooyu ci xam-xam pour mën a suqali les secteurs yi nga xam ne kii parce que amul secteur bu ñu soxla au Sénégal développé wu ñu ngi doon wax affaire mbënn mi pour man c'est une question de transport parce que bu fekkee ni ñëpp ñoo war a taxu si Ndakaaru te mu óoroon ni bu la óoroon ni kat boo jegee Ndakaaru di dem Tëngéej c'est 25 kilomètres tu es chez toi dans 20 minutes doo ñëw di tabax kër ci mbënd ci foo xam ni suuf soo xam ni bu nawet bi ñëwee jël ko donc question de transport la ñu am war nga mën a jógee ba Kaolack di ñëw Dakar tu feras moins de 1 heure parce que moo am au Maroc parce que ils ont réglé le problème de transport loolu la régler le problème de transport mooy fexe ba nit ñi parce que ñi dëkk ci mbënn mi yëpp ils sont pas natifs de Dakar mais comme que Dakar fu la lépp nekk ñu xat-xatloo ba gëm a jënd suuf boo xam ne bu ndox ñëwee bu nawet ñëwee jël ko mu am problème mais bu ñu waroon ni ak foo mën a nekk ak 120 kilomètres de Dakar en circulaire tu rejoins Dakar dans moins d'1 heure mais doo ñëw di tabax kër ci foo xam ne bu nawet ñëwee jël ko donc question de problème de transport lu ñu am moo tax Dakar mel ni mu mel te boo nee transport moo tax yëpp nit ñëw concentré wu société ñëw concentré wu Dakar dama xat tu te rends compte dans Dakar on parle de 1 million jëm 2 millions xam nga diggante Parcelles ba Sangalkam ils font presque 6 millions de gens seetu nañ ko donc Dakar fait facilement 8 millions de gens te boo seetloo loolu yëpp diggante Parcelles Guédiawaye ba Sangalkam ils sont pas de la région te moom dafa bàyyi kër ñëw jënd feneen kër te fu mu jënd kër ci ndox la parce que amul feneen suuf si doy pour ñëpp loolu la bëggoon wax ci affaire comment dirais-je que mbënn mi c'est une question de transport automatiquement ñi concentré wu dans Dakar vont s'étaler tout le long chemin ba tootu concentration Dakar bi gën a féex mu nekkee woon ñu jóge Thiès ñu jóge Kaolack ñu jóge feneen ils vont rester chez eux dëgg la loolu moo am en Europe tu fais facilement 50 kilomètres pour aller au boulot en moins de 20 minutes mais pour que chez nous tey nga war a jóge Pikine yaa ngi dem Dakar c'est à peine 7 kilomètres mais tu vas faire 3 heures waxtu la boo jógee dans d'autres régions donc problème transport la ñu am revenir sur li CSD mën a def mooy nañ éveiller l'attention à l'État na CSD lié wu à l'État faire part que ni le Sénégal a besoin tel tout ça est dans les mains des Sénégalais qui sont dans les tranchées ñu ñoo jàppale leen dëgg la monsieur Seck kontaan nañu vraiment ci kàddu yi am na solo xanaa rek xam naa ni léegi émission bi ñu xaw ko jeexal ndax li tax gën a jóge émission bi mooy presque mbëkk mi xale yi di mbëkk suñu doom yi dee ci àll bi boo xoolee tey Mbour monsieur Seck man Mbour rek sama bàjjan ma nga fa tey mën na ni 20 xale ñu ngi seen kër yi ñu ngi leen di dëj muy lu métti loolu moo waroon tey suñu émission bi xam naa ni bala ma leen di bàyyi ñu wëraat table bi rek xam naa wëraat ko tuuti ma doog leen a bàyyi ñu waxaat ci bu baax a baax su suma mbëkk mi xale yi di mbëkk bërki démb gaal gi daanu Mauritanie gis ngeen ko
gis ngeen ñi nekk ci suufu Mauritanie ci dee xale yëpp topp leen di leen dimbali di leen wàllu ñu daanu ci ndox mi muy lu doy waar moo tax waraloon tey sama émission bi ak gën a leeral itam Sénégal yi lan moo tax a jug CSD ak lan moo ci taxawaayu CSD ak lan moo ci taxawaayu itam communication bi mooy journaliste yi nga xamante ni ñuy communiquer nit ñi ci mbënn mi ak gaal yi nga xamante ni ñu ngi leen mbëkk ci biir ndox mi xale yi bu ñuy dem gardien yi nga xam ñoo nekk ci ndox mi di leen mbëkk loolu lépp bëggoon nañ ci waxtaan mais xam naa rek monsieur Seck damay defaat tour de table rek ñu daal di xam naa yemale fi waxtaan ba beneen yoon incha allah rek kenn ku nekk waxaat ci di nga ci xalaat rek ci mbëkk mi. li ma bëgg a yokk foofu rek mooy maanaam ni gars yi risqué leur vie naan barsax wala xawma pour perdre de connaissance di ci am waxtaan ci ni problème bi nekkee mais le plus souvent man si sama xalaat mooy bu ñu xoolee problème bi rek ni xale yi jógee jëli baal di dem seen yoon wala ay gaal di dem seen yoon wala ñuy jël ay camion di dem seen yoon wala ñu leen di dugg ci ay conteneurs di dem seen yoon bu ñu xoolee ci problème bi rek c'est un problème vraiment c'est un problème c'est vraiment c'est regrettable te ñu ngi masawu jaboot yi nga xam ne foog nañ seen doom ñu ngi yegg nañ te xëy na yegguñu benn yoon ak surtout que ñi des ci seen bakkan des ci yoon wante dañu war a xool li tax nit ñuy jóg nañ concentré PSD na taxaw ni état réveillez-vous mën nañ leen jàppale xam-xam nu ngeen ko soxlaa mi ngi ci ñun mën nu ngeen ko xalaate mi ngi ci ñun on vous tend la main ñu xam le ko taxawal ay structures yu tax xale yi mën a toog jàng am mokk seen i métier bu ñu mokkalee ñu bari bu ñu mokkalee seen i métier ñu taxawal ay industrie bu Sénégal naat c'est là où la concentration devra se faire parce que sans quoi dañuy fay ay lakk rek xale yi dem ñu fexe ba ñu toog wala massawu seen njaboot ñi nga xam ne ñoo leen ñàkk mais bu fekkee mën nañ fexe ba fenn du tàkk kenn du dem loolu mooy sunu wareef effectivement monsieur Seck maa ngi sant ñëpp di leen gërëm vraiment yow tam maa ngi lay remercier bu baax a baax ndax vraiment jug yombul ci suma jamono ji ak dëkk bi ni mbas mi commencé waate ci Europe bi mais nag ñu ngi lay remercier bu baax a baax nga bokk ci CSD nag macha allah nekk foofu ci Suède di ci liggéey bu rëy mais nag yow du bàyyeeguma la xam naa damay nuyoo rek nga tàggoo ma jox sama sister Marie-Jeanne yow xam nga li tax a jóg émission bi mooy toujours mbëkk mi nga xamante ni moo jaaxal jamono jëpp rek ca CSD taxaw ci temm nag bëgg ci def loxoom kon itam sister loolu loo ciy tëjee rek ñu gaaw daal di xam naa ni tënk émission bi tënk jox ko sunu tata mu tënkal nu ko rek moom nga xamante ni mooy sunu kilifa kon Marie-Jeanne jox naa la kàddu gi. waa jërëjëf soxna Rama di jaajëfal ñëpp encore di kontaan si ñëpp di dellu si waat nag di jaajëfal bu baax tata Amsatou waaw di ko def moom it un petit coucou wax na dëgg ñu ngi bokk ci panel bi ñu naan waaye Nid de Terre nouvelle initiative de développement des terroirs ñoom it ñu ngi def lu am solo ci comme CSD te xam naa ne bu yàggee tuuti sax comme ça man maay président dinaa fexe ba récupérer leen ñoom ñëpp indi leen CSD. ñëpp ñëw CSD. waaw bu neexee yàlla kooku dinañ ko liggéey ci suuf mag taa am satu donc waaw di dellu si waat rek dina CSD ñu ngi taxaw rek pour liggéey bu am solo lépp pour réew ma pour ñun ñi nekk ci diaspora bi déjà ba pare pour ñi nekk ci réew ma itamit te di dellu si waat rek di tontu tata am satu ci laaj bi mu laajte nee na fii ndax dafa neex waaw dinaa la fii tata am satu fii léegi dara neexatu fi dara xam nga lu ñu fi tee ngox ak préparé wu pour mun a ñibbi am lu ñu def suñu dëkk parce que bu dem neex na de waaye danga koy préparer aussi parce que gis nañ fi ne am na ñu bare ñu jot a dem bu ñu demee ay 1 an lañ fay def dellu si waat man je pense que dañu préparer wul seen dem ñu demee Sénégal gis ngeen nu mu mel ñu lekk la ñu yor yëpp koo ci jox sa projet mu dóor la marto dégg nga ba booy ñibbi si sax doo xam fooy jaax dóor marto
donc man je pense que ñun tey diaspora bi bu lii ñuy taxawal maa ngi nuyuwaat di saluer encore Dioba Seck ci li mu wax affaire banque bi donc CSD mu ngi dox ci loolu itamit ba nga xamante ne tey jii lépp li nga xamante ne diaspora mu ngi koy yónnee di ko jaarale ci yeneen banque tey ñun bu ñu fexee ba am suñu banque bopp defe naa sins yooyu ngay wax intérêt yooyu ngay wax dina dugg dellu si waat ci ñun ba tey CSD mu ngi liggéey ci loolu ci biir loolu tamit may def benn lancement rek loolu moo tax ñu ne actuellement CSD soxla na ay adhérents yu bare yoo xamante ne mooy tax projet boobu ñu bëgg taxawal pour banque bi ñu taxawal ko pour mun a financer suñu bopp mun a financer suñu banque boobu donc di leen jaajëfal yéen ñëpp di kontaan si ñëpp di ñaanal yàlla ñi nga xamante ne yàlla jël na leen ci yoonu ndox mi yàlla na leen yàlla xare àjjana yàlla na fa ñu jëm gënal leen fi ñu jógee te ñu doon ay ndaw kese te ñu àggale seen ndaw ca foofu lu mu woon ñàkk la waaye nag itamit dañuy wax rek yàlla suñu borom bi moom mooy dogal itamit voilà di leen jaajëfal yéen amin sama sister Marie macha allah kàddu yi am na solo loolu nga wax ci CSD moom CSD li mu tënk dafa bari macha allah ñu ci woo ñëpp nag ci woo diaspora bi yëpp foo mën a nekk ndax CSD li mu junj moo bari macha allah banque boobu rek moo ci gën a tuuti Marie banque boobu ngay wax rek moo ci gën a ndaw bari na léegi nag Marie ma lay sant yéen bu baax ñëw nekk sama tata nag sunu kilifa tata Amsatou Sow Sidibé macha allah wonoon la invité nag nga ni ma Rama duma ñëw mais da nga jug bàyyi sa lépp bàyyi si dagg sa lépp ñëw wuy si CSD wuy si itam Sénégal gi nga xam ne xale yi ndaw yi bàyyi seen dëkk di des seen bakkan yi des ci àll bi muy lu metti ta Amsatou ñu ngi lay sant la wax looy tëjee nag looy tëjee daal ta Amsatou li may tëjee moo di ne d'abord dama kontaan ci waxtaan wi jàng lu bare ci Njóoba Seck li mu wax ak sama doom Marie Jeanne Seck ak yooyu tamit ñu ko animé ma bëgg dolli tuuti rek su ngeen ma ko mayee ci affaire mbënn mi c'est-à-dire inondation Njóoba Seck dafa am wax lu am solo wax affaire transport mais dama bëgg dolli ni dañuy def man damay dugg bu baax ci réew mi Casamance ba ca kaw Ndakaaru ba côté bee mais mbënd mi bàyyiwul benn partie ci Sénégal benn bon alors mais ñun duñu toog di seetaan war nañu trouver réfléchir seet lan mooy génne mbënd mi gis nga man bi ma nekkee xale ñu nga dëkkoon gaar ba fii Grand Théâtre nekk tey mais suñu kër yi dafa daan inondé xam ngeen tubaab yi nu ñu daan construire kër yi dañ daan def ay poto yu gudd yu dëgër teg kër gi ci kaw suy taw day fees dell ci suuf waaye ñun ñu nga ca kaw yëguñu dara xam nga affaire infrastructure la te yéen ñi nekk à l'étranger gis ngeen dëkk yu mel na Pays-Bas ndox la entièrement mais dañ ko defar ba nga xam ne ndox mi dafa nekk lu rafet sonalu kenn ndax nañ ko tabaxee ak affaire assainissement bu ma ñëwaatee donc rapidement ci affaire immigration clandestine man fi ma leen di xaaree Rama moo di ngeen àndandoo ni ngeen defee say noonu ci CSD waay ngeen def li tubaab di wax le cri de cœur dama bëgg ngeen yooxu ko bu baax fàttali état ne moom mooy responsable état yi lu nekk la ñuy xaatim convention bu nekk ñu xaatim ko réunion internationale bu nekk ñu dem ca toog ne waaw kon boog léegi ñoom nañu xam ne état la ñu confier askan wi jeunesse bi bu sonné bay dem responsabilité état la te état dafa am li ñuy wax la redevabilité dafa am wareef dafa war a dem dafa war a def kon boog bu demee ni état amul excuse amul naan baal leen ma mënuma woon responsabilité la ak redevabilité kon boog ci côté boobu vraiment bëggoon naa parce que yéen vous êtes respecté waa diaspora bu ngeen wooxee door ci taabal bi daañu leen dégg
parce que kat ñun coono askan wi mënatuñ ko supporter dafa metti kon boog foofu laa bëggoon a yem di remercier groupe bi yëpp CSD di remercier Rama initiative yu neex yi di remercier Njóoba dafa ñu leeralal macha allah moom macha allah jàpp leen ci jafandu leen ci yokk leen ko parce que mën ngeen am un pouvoir de pression sur ñi war a def acteurs yi war a def pour population yi di remercier ak di def encore un coucou à Marie-Jeanne qui est une femme adorable bu am sens de la responsabilité di leen jaajëfal encore une fois wasalaam te ngeen baal ma ci ennui technique yi ma am tey baal leen ma noonu la jërëjëf Tata Amsatou vraiment maa leen di remercier itam yéen ñëpp équipe bi macha allah waaye di remercier itam vraiment Ablaye Pythagore macha allah ak équipe bu CSD yëpp ndax Tata Amsatou CSD équipe la ñëpp ñoo ko bokk Sénégalais yëpp ñoo ci jàpp waaye Sénégalais nekk ci Europe rek fu nit nekk rek jàpp nga ci CSD ndax bu dee ba nekk 32 pays fu ne ma nga ba Afrique ma nga fa kon kooku sant yàlla la incha allah li nga wax dëgg la cri de cœur booloo ñun ñëpp nekk benn yuuxu ban déglu ci loolu la nekk ci lan nekk ca pareegu nu dañuy waajee yuuxu nag mais yuuxagul bis bu ñu yuuxoo rek Sénégal gépp xam ne yuuxu nañu sa Tata Amsatou ma leen di sant nag bu baax a baax sama invité yi Sénégal yëpp kontaan Ablaye Pythagore mon frère Rama baal ma balaa Pythagore di jël excuse-moi Pythagore tata Amsatou dama ko mere parce que man la santale Seck te Seck ngi nekk sama wet te man Guèye laa sant xam nga ne Guèye moo dàq xam nga non Seck est très pertinent Moussa Seck machallah Moussa Seck wax na ko yu am solo kontaan nañu trop ci moom li tax ma invité ko mais di ngeen ñëwaat inshallah di leen ñëwaat Ablaye tey xam nga rek dafay dañu jox heure bu gàtt rek boo xam ne dañ ko ci lebet yemale loolu moo tax ma téye heure bi mais Moussa Seck da ngeen di ñëwaat fixer le rendez-vous ak état donc en fait c'est juste pour mënuma woon ñàkk maa ngi woon ci ginnaaw durant toute l'émission di rafetlu bu baax a baax di nuyu sama grand Ndiogo Seck nañoo feggoo ci ay jamono ci ginnaaw muy ku pertinent mu wanewaat ko tey wax dëgg yàlla par rapport ak ñu posé problématique bi génne ay début de solution wane fa nga xamee ni war nañ faa mën a tibbe te mu ñuy rëcc te muy loo xam ne bu ñu ko dajalee mu nekk suñu njariñ ñu gis ci suñu bopp comme ni CSD credoom di la diaspora actrice de son propre développement di rafetlu bu baax a baax wax dëgg yàlla suñu yaay Amsatou Sow Sidibé li tax ma gën a dugg sax xëy na moom la ndax li ci des lépp ñun ñoo ko bokk te xamante nañu waaye comme moom dafa fekk ni moom lañ dalal tey mooy suñu gan waaye mu ñëw wax bu am mu ñëw lu am solo ndax bi ñu ko invité bay waajal am na ay wax parce que dañu ni xam nga dañoo tàmm di wax ni CSD du politique moo tax ñu naan mat naa batim réew am ñu jóg daal ni ñu mais yéen CSD ni ñu du politique ba pare ngeen invité soxna Amsatou parce que moom chef de parti la politicien la te maanaam CSD warul nekk tribune parti politique bon mu amoon ci échange parce que ñun transparence la ñuy dox ñu daal di ci waxtaan dugg see léegi dafa wax lu am solo loo xam ni dina à partir de tey ñun ñëpp dañ ci war di sukkandiku mu ne ñu naan da ngeen di politique waaye da ngeen def politique de développement da ngeen def politique boo xam ni moom la nit ñi soxla te moom la ñu waroon taxaw mooy li nga xam ni mooy jariñ askan di xool ay coonoy askan di xool ay jafe-jafey askan ngeen di ci taxaw mu daal di leeral moom ci boppam fu mu féete mu leer mu xam ci casquette bi nga xam ne tey moom lañ ko fi woowe et ci loolu laa bëggoon rebondir wax ni effectivement CSD dafay tëddee jaaxaanaay tey mu mën a am ku ñuy wax Amsatou Sow Sidibé mu nekk benn troisième am na nu mu ko tuddee tout à l'heure troisième voie politique troisième voie politique nga xam ni nee na moom les valeurs féetewul pouvoir féetewul opposition mi ngi féete ci beneen wàll boo xam ne beneen voie la macha allah loolu daf ñu wan rek njaaxaanaay bi nga xam ne dinañ ko tëddee suba mën nañoo am keneen koo xam ne moom day féetewoo opposition wane ko wala la ñu am koo xam ne day féetewoo pouvoir parce que loolu mooy suñu cër ñun
dañuy déglu ndax ki bëgg a dajale ñëpp du dàq kenn ki bëgg a dajale ñëpp bëgg a wax ak ñëpp bëgg a indi njëriñu askan day wax ak ñëpp ñi mu war a waxal ndax kenn ku nekk li olof di wax mbir mi du lenn kenn lu ngay ku ne da caa ne ñëpp ko bokk ñëpp la loolu la ñuy fas yéene di taxawee mu ñëw dëggal ko ci li nga xam ne indi na ko fii ci ay xalaat ndax kat li mu wax dafa am solo boo xam ne dafa njëkk a joxe responsabilité état ndax état nag mooy bàyyi lu xew ci kër gi ak ku ko mënti def boo duggee di nga ne ko yow kat nangam ak sàngam yow mi borom kër gi waaye nag di nga ne xale bi nag yow nangam ak sàngam war ngaa defee noonu di nga ne yow kat jigéen gi nangam ak sàngam bi mu ñëwee mu wax responsabilité état ni lu mënti am lu njiit njaaga tam mooy njaag waaye mu dellu si nag daan ni xale yi def leen nangam ak nangam waaye mu dellu si nag ñun mu tàmbalee ko ci boppam ñun parents yi kenn demut ñu des may leen xale yi fu ñu nooyee may leen xale yi fu ñu toogee ba war a mat ñu soog leen a sas li ngeen war a sas donc waxtaan bi mu rafet loolu grand Ndioba ñëw ci l'aspect économique bi nga xam ni yamu ci mais dafa wax ni développement ñaar la soxla dafa soxla li ñuy wax ressource naturelle mais dafa soxla ressource humaine mu ni ñaar yooyu yëpp am nañ ko ba mu mat donc lan moo ci des volonté bi ak organisation bi nga xam ni danañu ko organiser ba mën a jël ñaar yooyu noonu yëpp dugal leen foo xam ni danañ leen boole ñu mën a indi njariñ tata Marie-Jeanne dugg léegi moom tamit wax ci CSD loo xam ni kenn mënu cee yokk lenn macha allah wax taxawaayu CSD mais aussi dénoncer les pratiques waxal taxaw ci côté diaspora wax diaspora bi li ñuy dund xamal ni fii du jaagee ni tey am moo fi bàyyi wala lenn waaye génn dafa waroon a am rek ñu daal di génn waaye bi ñu génnee lépp li ñuy wax picc ca kaw waaye xel maa nga ci suuf ñun ñëpp dellu loon bëgg waaye mu leen di xamal ni dellu bi kat da nga koo war a waajal waaye mu leen di xamal yéen ñoo ñu fay fekk tamit bu ñu dellu see ngal la waaye na ngeen ñu jàppale ndax da ngeen ñoo gën a xam terrain bi jàppale leen ñu te bañ ñoo jàppee ñoo xam ni da ngeen leen war di utiliser wala ngeen leen di ratt comme ni ñu koy waxee su ko defee kenn ku nekk mu jox la ci sa responsabilité waaye li ci gën a am solo ci li ñuy wax nga xam ni mooy rama maanaam wàllu tukki bi ak dem bi daf cee wax lu am solo suñu yaay Amsatou Sow Sidibé nit ci boppam yàlla bi mu ko bindee moo ko bind pour muy dem ak dikk dem nit kenn mënu koo tënk bu weesoo ñàkk gi bu weesoo frontières yeeg bu weesoo lépp bu weesoo soxla yeeg lépp nit dafa war di dem ak di dikk mu bokk ci moom mu nekk professeur de droit xam li muy wax bu baax a baax mu bokk ci li nga xam ni dañ ko war a permettre nit yépp ci àdduna foo bëgg a dem fa waaye nga sàmmonteeg sarti waaye nit ku nekk war naa mën a bëgg a dem fenn dem fa te loolu nag responsabilité état yi la état yi ñuy dëkk ñun ak état yi ñuy fekk ji waaye nag état yi ñuy fekk ji ni ñuy recevoir ak ni ñuy recevoir suñu ay doom day dépendre ci fulla gi nga xam ni état yi nga xam ni fa la ñu dëkk ñoom seen taxawaay noonu lay demee donc dama duggoon rek doon déglu waxtaan wi nekkoon ci biti mani dinaa mën a ñëw tënkal leen ko balaa ñuy tëj incha allahu rabbi génnee li ci am solo lépp incha allahu rabbi di ko rafetlu wax bu baax a baax a baax jërëjëf Ablaye kontaan nañu ci nanu nga tëjee mbir mi am na solo yeneen suñuy càmmiñ yi yéen mënuñu dem bàyyi leen te nga yor communication bi ñu ànd ci liggéey ba mu solo Ablaye kon ñu ngi lay remercier ci résumé boobu nga fi def li nga leeralaat ba mu gën a leer ñu ngi lay sant bu baax taxawaay bi rafet na di santaat nag équipe bi yëpp ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci vraiment émission bi muy lu am solo muy nit ñu dal nit ñu am xam-xam yàlla na yàlla gën a jàppale ba li ñu bëgg ci CSD yàlla defal nu ko ak ci vraiment xale yi mën mi xale yi dem yàlla itam fexe ba toog Sénégal ñu dimbal leen ba xale yi toog Sénégal di jaale seeni waajur di jaale famille yi nekk Sénégal di wax Ablaye rek mbir mi xam naa ni te leen koy tënk rek xam naa ba beneen yoon incha allah comme ni nga ko waxee rek tey tata Amsatou ñëw na suba keneen mën na ñëw comme ni nga ko waxee moom bokkul ci gouvernement bokkul ci opposition mi ngi ci digg bi di liggéeyam kon suba mën nañu invité keneen koo xamante ni itam mi ngi ci opposition mën nañu itam koo xam ne du dara ñun daal ñu ngi nii Ablaye ànd fas yéene yuuxu yor suñu cri de cœur parce que day yuux ba ñëpp déggunu mooy seen diaspora bi yëpp ànd nekk benn kon jërë ngeen jëf incha allah ba samedi prochain incha allah ci benn émission ñu ñëw indiwaat ñu beesaat tàq yu mel ni ñu fi nekkoon léegi yàlla dooli jàmm ci kër gi Ablaye merci jërë ngeen jëf xam naa ba samedi prochain incha allah Ablaye merci. kon CSD am tey ak soxna Rama ci toog fi tekki fi
Si. bismillah. waaw kay merci kon toog tekki kon. toog tekki. toog fi tekki fi vraiment mooy émission bi toog fi tekki fi. toog fi tekki fi. toog fi tekki fi macha allah monsieur Diop Seck ñu ngi lay sant bu baax. vraiment kontaan nañu trop vraiment système Marie-Jeanne. waaw alors macha allah macha allah. oui. Il y a Pape Diop qui te félicite. Et félicitations. waa grand Pape ñu ngi lay nuyu macha allah moo nga participer sax li nga wax yow tamit ñu ngi lay nuyu kontaan nañu vraiment. di nuyu Maysa di nuyu docteur Dieye macha allah. di nuyu ñëpp waaw Nene mu ngi lay nuyu ñoo ànd ñoo nekkoon fii comme ni ma ko waxee woon ci jëlbeen rek dañu ñëw Genève parce que dañu am benn dëj. donc suba macha allah voilà la ñuy yóbbu la ñuy def levée du corps bi après ñu yóbbu ko Sénégal. gis nga loolu lépp ci CSD macha allah gis nga loolu lépp ci CSD Pape Diop ñëw ànd ko yéen vraiment. ñëw ànd ko ak ñun voilà mu ngi noonu ànd ak ñun naqarlu bi quoi. voilà merci. Tata Amsatou à tout à l'heure. Amsatou merci Ndiouba Seck merci kontaan naa vraiment. merci kontaan naa yow bàyyeeguma la da ngeen di ñëwaat yéen ñaar ñëpp a ñëwaat incha allah yéen ñett ñëpp a ñëwaat même équipe incha allah chaque samedi daal na ngeen ko préparé au revoir. waaw. ngir mën a taxawal fafal naaw gi nga xamante ni moom mooy CSD ngir mën ñoo yóbbu fa nga xamante ni moom mooy fa ñuy jariñ ñun ñëpp ndax nit ku ne la lay jëriñ yaay toogal sa bopp xalaatakul sa bopp taxawalal ko sa ndax loo xam-xam ma dem gën nga xam boppam ñun immigré yi ñoo xam suñu jafe-jafe ñun raafaraal suñu bopp moo tax c'est di woo immigré yëpp ngir ñu mën a taxawal fafal naaw gi ngir mën ñoo yóbbu ci fa nga xamante ni suñu njëriñ rek lay doon ngir ñu mën a jëriñ suñu bopp waaye jëriñ Sénégal bi nga xamante ni foofu lañ jógee ñun immigré yi ñoo xam suñuy jafe-jafe ñoo ci mën a indi ay saafara ñoo ci mën a indi suñuy xalaat ak suñuy gis-gis ak it suñu taxawaay moo tax ñun ñëpp ñu booloo CSD ngir yëkkateendoo dóorandoo indi suñuy xel ak ci suñuy xalaat ngir lii di fafal naaw bi mën a déq yóbbu fa ñu bëgg askan bu ne la koy jëriñ moo koy xalaatal boppam taxawalal ko it boppam